salaamaaleykum mbokku téléspectateur Waaguñaay TV ñu ngi ñëwaat ak yéen di leen dalal ci seen émission na woon démb ñu ñëwoon seet si ku ñuy wax sunu papa Birahim Ndiaye di délégué de quartier bu bopp en même temps moom mooy président délégué de quartier yi ci gox bi. ñu ngi lay nuyu papa di la dalal ci émission bi di na woon démb. maa ngi leen di fay di leen jaajëfal ci choix bi ngeen def wax dëgg yàlla ñëw seet si ma pour ñu def émission boo xam ne xëy na dina mën a jariñ sunu commune Biscuiterie maa ngi leen di dalal. jërëjëf papa ñu ngi am contentement aussi ci dalal boobu. di la ñaanal yàlla aussi vraiment lépp luñ ci wax rek comme ni nga ko waxee mu doon loo xam ne dina jëriñ ñëpp ci nekk ci gox bi surtout ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ndaxte buñ ko defee moom comme li may wax saa su ne yéen seen wàllu wéy na donc dañuy taataan ci seeni kër rek pour mën a am li nga xam ne mën nañoo jëriñ mën na doon soubassement ci ñun pour vraiment ñu développé waat defaraat li fi yàqu li fi baax ñu teeko sur ce nag bëggoon nañ xam en premier lieu papa délégué de quartier ci yan critères lañ koy nommer déjà. waaw délégué de quartier moom sacerdoce la mooy que sas boo xam ni wax dëgg yàlla bu rëy la moo tax pour nga mën ko nekk foog nga am d'abord 35 ans boo amee 35 ans nekk sénégalais nekk ci gox boo xam ni am aussi dund boo xam ni amul benn sikki sàkk mooy que nga am mœurs yu baax parce que foog ñu laaj la casier judiciaire foog ñu laaj ko. te nag aussi nag li ci gën a ëpp solo nag mooy que gox bi nga nekk quartier bi nga nekk ñu wóolu la waaw loolu daal moom boo fekkee ni am nga kóolute googu am nga 35 ans am nga casier judiciaire loolu daal la te nag nga mën a lire foog nga mën a lire aussi parce que xam nga ba tey sunu langue officielle dafa nekk français kooku xam naa ni à la longue dinañ ko dindi ji parce que dadul benn yoon waaw. papa bëggoon nañ xam kañ nañ la ko tabb ak boobu jamono fekkoon na la ci liggéey waaw wala déet. waaw loolu moom histoire bu gudd la loolu rek sama pal délégué de quartier rek mën nañ cee bind livre. parce que man yàlla dafa def dama nekkoon directeur d'école man maay directeur école Amadou Diagne Woré foofu laa retraité école boobu 37 ans laa fa def école boobu laa commencé jàngale ba bi may retraité man maay jàngalekat bi nga xam ni benn école laa mas a xam 37 ans masuma xam ñaari école sunu délégué quartier fii nag quartier bi fii mag ñi bi sunu papa Pierre Ly gaañoo ñoom dañ ma bëggoon def délégué loolu 1998 parce que maa ngi retraité 2000 déjà 1998 bi sunu papa nelawee ñoom dañ ma bëggoon def chef de quartier wax dëgg yàlla man daal fi mu ne maa ngi sama école maay directeur bi te aussi boobu temps aussi maa ngi ci arbitrage international bi parce que arbitrage international bi macha allah man ci lañ ma lañ ma xam sax foofu lañ ma gën a xame man leen du ma mën boole loolu mais 2000 bi ma retraité dañu def délégation sama papa Ngala Diop ak papa Mamadou Dramé
Alaaji Silla ñëw fii sama kër ne ma lay jeex na ma ni waaw papa lay jeex na mooy lan ñu ni ma yow da nga ma doon wax naan da nga yore lii da nga yore lii da nga yore lii waaye benn wàññeeku na bi ci wàññeeku nag da nga koy def chef de quartier retraité nga amatoo lay waaw noonu daal lañ ma proposé waaw. dëgg la loolu moom mën nañ wax ne xëy na cumul de fonction nga doon daw ba vraiment mu jaral la nga ne leen nañu xaar ba benn dañee nag ñu ne la comme benn dañ na remplacer kook beneen bi am na solo léegi mën nañ xam aussi avant yow ñaata chef de quartier ñoo fi jaar. bopp gi man maay ñetteelu chef de quartier bi Alioune Badara Ndiaye sama papa jooju moo njëkk a nekk chef de quartier bi mu paree bi mu nelawee El Hadji Pierre Ly moo ko wuutu man El Hadji Pierre Ly laa wuutu waaw. jërëjëf léegi quartier bi nga xam ne moo di bopp bu fekkee mën nañ xam fi tur bi jóge wala amoon na beneen tur ci jamono biñ koy sanc ak ci yan at la quartier bi taxaw. waaw quartier bi moom ñu bari liñ ci gën a xam daal mooy bopp gi tur bi mu ngi jóge ci parce que bopp fii bopp réew mi parce que dañuy wax bopp rek waaye bopp xam nga mooy débuté bopp bi mooy début bi fi ñuy commencé mais fi ñuy commencé ci lan c'est que xëy na tur bi moom la ñuy leeralul dëgg. mais mag ñi daal ak man daal li ma xam man mooy bopp réew mi la xam nga mooy lan mooy que Dakar boo ñëw pour nga ñëw bopp fii par exemple fii ñu ne nii Colobane ngay yem oto yi Colobane la daan yem Colobane ngay pour nga ñëw bopp Colobane ngay wàcc fay ñaar dërëm dox ñëw alors ñu ne bopp réew mi la. bopp dëkk bi la bopp dëkk bi waaw parce que bopp bi dañ ci waroon teg dara mais dañ ci tegul dara waaw dañ ni bopp rek c'est le début xam nañ ni c'est le début waaw jeex na bopp bi la waaye bopp lan bopp day am dara day nekk lenn mais dañu ni bopp rek yem fa mais bu ñu ne woon bopp réew mi la mais xam naa ni je ne sais pas mais parce que bopp réew mi xam nga réew moom day dox parce que bopp bi muy am waagu ñaay amul Grand Dakar amul usine benn tali amul dara amul Sicap amul fii la yemoon rek. li des yëpp nekk àll. li ki des yëpp ay tool lañ woon li ki des yëpp ay tool lañ woon waaw bon bopp aussi am na beneen histoire mooy dafa am conditionnalité biñ koy mayee dañu ni ku ñu may. da ngay tabax conditionnalité boobu moo ci nekk parce que bopp rek nga gis Sicap tabaxu ko HLM tabaxu ko mu mel nii lépp en dur ñu lotissé bu baax a baax am ay rue goudronné waaw dañu ne nag ku ñu may dañ lay may àpp juróomi at lañ la may pour nga tabax da ngay tabax ku tabaxul ñu nangu ko. ca boobu jamono ndax mën nañ xam ñiñ ko doon jox ñi doon volontaire. mën na doon ku nekk wala dafa am ay fonctionnaires peut-être yoo xam ñoom lañ ciblé woon. fonctionnaires yi ci ëppoon nag parce que bopp ñu ngi ko créé 1948 lañ créé bopp. ay waagu ñaay yëpp ay 53 54 55 la parce que li koy wëndu mooy que gis nga école Amadou Diagne Wore bii ma nekkoon directeur fi ma retraité bopp la tuddoon bi Iba Der Thiam ñëwee bi ñuy def parrainage yi ci leen ko tuddee Amadou Diagne Wore waaye école bopp la tuddoon bopp école boobu quartier bii la jëloon turam waaw moom 48 lañ ko créé école Amadou Diagne Wore boobu 1953 lañ ko créé
ndax ci diggante bi ndax xam nañ ne délimitation bopp mu ngi yem fii ci jumaa ji waaw mooy tali bi nii mooy rue Casamance. waaw voilà rue Casamance. te boo xoolee école bi mu ngi biir waamu ñaay waaw léegi ndax diggante boobu école ba rek amul woon lenn bopp fi nekk ak école bi 1953 waaw la ñu créé école bopp ku ñuy wax Mamadi Konaté nekk fa premier directeur Mamadou Konaté moomu histoire bu mag la xam naa ni xëy na du ñu am jot pour ma wax leen ko. bu soobee yàlla dinañ ci ñëwaat. waaw parce que moom rek suñu diggante rek mat na livre mën nañ ko ci bind. parce que moom moo ma indi bopp moo ma indi ci école boobu parce que man dama def CFP bi ñu defee CFP ñu cour Médina lañ doon le centre bi nekkoon waaw loolu 1963 la ñu ne bu ñuy defee centre formation bi ba pare ñett ñi raw dañ leen di bàyyi Dakar loolu dañu ko waxoon pour motiver ñu yàlla def ñu pare suñu formation ku ñuy wax Gandour Badiane raw jël premier man Biram Ndiaye ma jël deuxième ku ñuy wax Moustapha Ngom jël troisième ñun ñett ñooñu ñu ne ñu yéen Dakar ngeen di yam Dakar la ngeen di resté kenn du leen sànni ci àll bi kenn du leen affecté ci àll bi man nag j'avais mal compris ma jóge fa rek vacances yi commencé ma dem inspection boobu inspection bi mu ngi rue Vincent. bii nii rue Vincent Dakar la. moo ci cadastre waaw rue Vincent waaw foofu boobu kooku mooy inspection d'académie bi foofu la ne woon benn boobu rek fa ne woon bi ma ñëw fa rek dem seeti inspecteur bi inspecteur ne ma waa monsieur looy wut ma ni man damay ñëw pour jël sama affectation ñun may comment yow yaa affecté sa bopp ma ne waaw parce que ñun dañuy waxoon ni ñii raw ñun dañuy des sa Dakar waaye yow mu ree fekk Mamadi Konaté bi may wax mu ngi toog ñoom ñaar rek fa newoon ci bureau bi xam nga Mamadi Konaté lu mu doon wut si adjoint dafa ñëw ci inspection bi pour parce que dafa am benn classe am boo xam ni du am nit quoi te affecté guñ ko inspecteur bi ne ma mais yow yaay kan man ko man dañ ma promettre ne ma Dakar laay resté waaye mu gën a reeti ne mais yow ban foo nekk ban dëkk nga nekk man ko loolu promesse rek la promesse est une dette comme que man wax nañu ne man Dakar laay resté mais damay ñëw fii pour choisir fan laay dem waaye yow mu gën xaqtaayati ne ma wax foo jóge nii man ko man centre formation la centre formation pédagogique lañ génne mu jël jóg ubbi benn kii génne génn ne ma na nga tudd man ko man maay Biram Ndiaye mu xool ne ma Gandour Badiane Biram Ndiaye Moustapha Ngom. 3 premiers. mu ne waa kay je viens maa ngi jëm comparé mais nag yow waxuñu la lii dañ leen di wax rek ne Dakar ngay resté mais man inspecteur man maay xool fu ma neex ma yóbbu la fa. Mamadi Konaté ne ko tonnet ne ko xoolal li ma doon wut si kat ñëw na mu ngi nii kii laa bëgg. moom laa soxla. waaw kii laa bëgg. Mamadi Konaté ne ma waaw yow man ko yow yaay kan man maay Mamadi Konaté man maay directeur u école bopp. man ko déedéet man bëgguma dem bopp. man Cerf-Volant laa bëgg a dem. parce que Cerf-Volant laa jóge dem cours normal Mbour. boobu Cerf-Volant mu ngi nii moom ñetti écoles yi moom lañ tuddee sama papa tey man leen Cerf-Volant bii laay bëgg a dem man fii ma jóge dem jàngi ñu ba ñëw nii man dama bëgg a delluwaat fii Cerf-Volant c'est à 1 minute parce que bu may génn rek du dugg 1 minute Mamadi Konaté ne ma waaw mais bopp it c'est à 2 minutes kon mën nga ma may xanaa benn minute bi parce que boo génnee sa kër aussi 2 minutes nga yegg si ci école bi noonu daal loolu moo ma affecté bopp. d'accord waaw léegi ci kaw loolu bu ñëwee ci école mën nañ xam élève démb ci jamono jooju ak tey
ban comportement moom moo changé ci diggante bi ban éducation lañ doon inculquer élèves yi à l'école ca démb. waaw loolu nag dafay histoire bu magati bu guddati parce que li ci am solo mooy que école démb école colon bi la colon bi da daan former ñoo xam ni ñu mu bëgg a mën a jariñoo la ay subalterne yu wóor ñoo xam ni mën na cee wékkunduku moom lay former moo tax ñoom dañu doon former pour ñu mën a nekk ay serviteurs fidèles loolu lañ bëggoon ah boobu nag dañu doon jéem a jox seen jikko parce que loolu ñu bëgg noonu ñun dañu bëggoon ñun ñu mel ne ñoom pour ñu mën ñoo jariñoo pour ñu mën ñoo vraiment ñoom ñu noppalu ñun ñu def liggéey bi léegi nag dadul noonu boobu temps dañu am valeur dañuy def instruction civique dañuy jëmbat ci ñun yoo xam ni ay qualité la parce que tubaab bi loolu la bëggoon ah bi ñëwee nag ba soi-disant am moom lañ suñu bopp entre guillemets nag entre guillemets moom bopp bi entre guillemets ah jikko yi changé objectif yi ñu ci bari ah li fi tubaab bi bàyyi woon rek fa la ñu ne jéemu ñoo gëstu jéemu ñoo avancé jéemu ñoo xool ñun yan ana suñuy valeur pour ñu mën génne suñuy valeur ne ñun kat léegi ñun dañu war a soppi mais soppi wuñu ah loolu nag xam nga àddina day dox parce que nit ki boo ko jàngalulee rek keneen jàngal ko boo ko jàngalulee xool li nga bëgg nga def ko ci keneen def ko ci te malheureusement léegi nag lan moo xew ah internet bi moo jàngal suñuy doom yi. moo yor contrôle bi. tout internet bi moo yore tout waaw. mais bu ñu bañee génn ci démb. maanaam différence ban moo amoon ci kiy jàng. ki dem école. ci seen jamono ak ki nga xam ne demul. waaw mais parce que bu njëkk gis nga suñu temps ñun ku yem CM2 rek bu la bindalee lettre wala mu làkk la tubaab ki am bac ren ki am bac munu ko. ci jamono ji munu ko. ci lan la woon ci enseignant yi la woon. waaw ci enseignant yi d'abord parce que boobu temps aussi bariwul wax dëgg yàlla conditions yi dafa wuute. waaw parce que wax dëgg yàlla temps yooyu yu ci bari et classe bi du pléthorique ay double fleury yooyu ngay dégg doo amul waaw te maître yi aussi dañu nekkoon ay modèle maître bi modèle la. bëgg seen métier aussi. non xamuñu leneen parce que fonctionnaire boobu temps enseignant dafa am valeur li tax parce que xaalis bi amoon valeur da nga yore 30 000 francs boo ko fayee ko. boo weer bi dee di nga desewaat junni te rek la nga say problème yëpp oui donc maître bi day solu correctement élève bi def comme modèle waaw élèves yi respecté seeni maître man temps ba may jàngale sama benn élève bu ma njëkkee gis man duma ko gis parce que dina daw na buddi parce que bu nawul nëbbu ji xam na ni ëllëg bu ñu ñëwee école et moom xam na ni moom leçon yeex dina réciter moom dina ma wan ni moom mënoon na génn ci biti foog mu won ma ni mënoon na génn ci biti parce que mooy mokkal na yëppam parce que mu ngi ci biti léegi maîtres yi élèves yi dañuy duma maîtres yi donc xam nga wuute na waaw wuute na. léegi aussi boo xoolee dem nañ ba comme ni nga ko waxee mais élèves bi dañuy dóor maître mais est-ce que tamit charisme bi kii amoon démb maître yi. moom la maître tey am aussi par rapport ak seeni élèves. non est-ce que daan nga gis maître bu
bu waaw mun ko mënee waxee noonu. boo xam ne da doon am coro ci biir classe bi. wala yooyu daal. déedéet boobu temps valeur la. boobu temps élève maître am lay moo autorité maître bi la d'abord avant papa ak yaay di ñëw parce que comme ni ma la ko waxoon rek maître bi dafay nekk modèle ñu wóolu ko te aussi nag sacerdoce boobu maître yi aussi dañ ko nangu woon parce que dañu xam lan moo doon seen responsabilité dañ ko nangu woon bu baax a baax te assumer ko nag parce que am na yoo xam ni ku ñu naan maître nga ruus nga koo def waaw doo ko sax jéem parce que société bi yëpp nga lay xool waaw parce que le contrôleur principal c'était la société waaw mais léegi société bi mais faalewuñu kenn toppatoowuñu kenn xamuñu luy valeur jéemuñu ko sax amul. et puis boo xoolee autant fekkente ni comportement boobu noonu la maître bi amoon envers ses élèves. Ça veut dire que doo mës a xalaat ne parent bi dina ñëw. di kalaame wala muy ñëw àq si maître bi. jamais léeg-léeg sax dañ daan def erreur ba maître sax gaañ xale. waaye bu day ngay dem xale bi na dem 2 jours 3 jours ba maître bi moom mooy rus boppam jóg sol dàllam dem ci parents ya ne leen ay la yëwan kii day wax dëgg yàlla maa ko def nii de waaw mais parent xalaatul loolu xalaatul par exemple mais léegi châtiment corporel mais c'est boobu temps c'était interdit aussi di mais nag parents yi xamoon nañ ni yar xale dañ koy yar xale xamul yàlla waaye xam na yar loolu la sunu maam yi daan wax donc parents yi dañ fa nekkoon en symbiose ak maître yi waaw loolu aussi amatul loolu aussi loolu li nga wax nii c'est important lu am solo la parce que kóolute parent ak maître moo tax élève bi du xam ni moom dafa war def rek lu ko war waaw wala fa amul du man daw fenn du man daw ci parents yi du man daw ci maître bi moom entre le marteau et l'enclume waaw donc ñoom ils étaient obligés jàng moo tax boobu temps amul sax ay résidus nii admiwul ay 100% xii yooyu rek ngay am. et puis même bu fekkee amoon na ay télé bien vrai que. non boobu nag télé amul. boobu télé amul parce que télé ay 90 92 yooyu la ñëw boobu temps yooyu amul dara yooyu ay rajo Sénégal dong nga fi newoon. waaw te rajo Sénégal sax ñi koy amuñu temps pour toog bi xale yi amuñu woon temps boobu pour dëkk loolu donc boobu temps amuñu woon benn influence bi yëpp c'est le maître les parents loolu nag wax dëgg yàlla xale bi bu ñu ko tàncee foofu ci ñaar ñii rek et pour mu baax pour mu jàng dafay yomb moo yëf yi nag dafa changé wax dëgg yàlla dafa changé. mais lan moo nekkoon seeni activité de vacances activité de vacances daal ci la ñu commencé préparer affaire nawetaan yi ci la génne parce que activité de vacances yi parce que boobu temps même affaire après cours de vacances yeex ñu jàngale yooyu après lay ñëw parce que boobu temps soxlawul cours de vacances de xale yi dañ leen di bàyyi parce que ñoom ñëpp dañuy def année scolaire bu baax waaw te bu ñu dellusee aussi dañuy jàng boobu temps soxlawul loolu de ay cours de vacances ak yooyu déedéet dañ leen di bàyyi ci leer nawetaan yi génne parce que il fallait les occuper waaw pour canaliser leen ñu créer ay nawetaanaxi ay yooyu waaw parce que boobu temps ay cours de vacances moom bariwul woon waaw parce que soxlawuñ ko am nañu niveau soxlawuñ ko de. te aussi boo xoolee ci dëkkuwaay par exemple lu ci mel ni bu ñëwee fii ci quartier bi nga xam ne mooy boobu nan leen dëkkee woon ak nan lañ doon demalantee. c'est ça mooy loolu rek loolu mooy suite bi fii rek boobu temps xale bi société bi mooy yar xale koñ bi fii bu ma gisee xale bu deful noonu dama koy def comme ki ma jur dama koy woo jàpp ci nopp bi dóor duma ko du amul benn conséquence donc nit ñi dañu ànd waaw nekk benn di waxandoo di d'accord di macha allah waaw ce n'est plus comme maintenant
léegi fi mu nekk nii ñun dañuy vivre comme tubaab yi la heureusement que ak WhatsApp bi am na sax sursaut bi mooy nit ñi mënatuñu daje comme nañ daan dajee ñun waaye duñu dem duñu gisante waaye WhatsApp famille boo gis am na panel WhatsApp ñu mën di échanger. ci lay échanger di waxtaan di xam li xew au moins xam nañu li xew ñoom ñëpp léegi xam nañu li xew famille bi di nga xam li xew ndax kii boobu mais ñun boobu temps soxlawuñu woon loolu parce que dañ daan jóg di demalante di dikkalante waaw ànd ci lu bari problème bu amee dañuy woote taaj waxtaan waaw d'ailleurs loolu man ma ci profité di remercier sama imaamu jàkk bi Dramé parce que moom macha allah ak président comité de gestion bu jàkk ji Ousmane Dieng rue 7 parce que ñaari Ousmane Dieng la ñu am dañu am Ousmane Dieng rue 6 ak Ousmane Dieng rue 7 Ousmane Dieng rue 7 moom mooy président administration bu jàkk ji moom ak imam ñu ngi def lu am solo ci quartier bi dañuy jóg ndànk ñun ñett fu ñu dégg famille boo xam ni am na problème am na coow ñun ñett ñooy jóg léeg-léeg ñu jóg guddi léeg-léeg ñu jóg bëccëg dox ko ndànk dajale ko woote ba régler ko waaw lépp ñu ngi koy def dans la discrétion waaw ñooñu maa ngi leen di profité fii wax dëgg yàlla di leen gërëm ci loolu waaw. léegi bu ñu ñëwee ci tey ak melokaan bi nga xam ne moom la boppam donte dégg nañ ne amoon na ay ba ci ay teen. ndax zone ndox la woon. waaw ndax ci jamono jooju li mu mel nii. noonu la meloon wala ndax bu tawoon dana taa. yu demee noonu yëpp ak kër yi ndax tolloon na nii et tout ça. waaw bopp nag wax dëgg yàlla dafa mas nekk place ndox parce que c'est une cuvette muy bopp muy Massalikul Jinaan fi mu nekk nii muy maison de parti place ndox la bopp ba tey teen yaa ngi fi ñetti teen a ngi ci bopp ñett waaw yoo xam ni seen kër ñu ngi ci kër yi ñett la léeg-léeg bu robinet tëjee dañuy dem foofu jël fa ndox pour sangu walla pour fóot donc peen yi ba tey ñu ngi fi place ndox la nag waaw bopp boobu dafa rek la am moo tax sunu mbëbët yëpp assainissement la waaw bugguñu lu may assainissement te nag dafay demander wax dëgg yàlla effort ak financement bu bari parce que bopp biñ koy initier en 1948 dañu am canalisation ñëpp dem ñëpp à l'égout la kër yëpp ñi fi nekk yëpp à l'égout la mais c'était pour une population de peut-être 200-300 personnes léegi mais bopp nous sommes 3000 donc les mêmes canalisations ñoo fi ne ba tey dootu ko mën a contenir. mais mënutul nekk moo tax koñ yi toujours day bouché waaw koñ yëpp a ngi bouché waaw toujours dañuy woo ONAS mu ñëw manque defar mais 2 jours après qu'est-ce qui va arriver dafay bouché waat parce que wax dëgg yàlla ñun ñi ñoo ëpp waaw. léegi mën nañ xam aussi yéen yan solution lañ mën a apporter ci seen gox bi à part assainissement yi ngay wax nii. ndax amul yeneen problème yoo xam ne bëgg ngeen ñu solutionner ko. waaw solution mais nag ñun numéro 1 daal assainissement la. mooy priorité. bon waaw moom kañ boo ñu nee choisir ñett
dañuy wax assainissement waaw duñu wax leneen waaw parce que dañu xam ni bopp bu ñu amee assainissement bi rek vraiment 80% yi dinañ ko régler parce que li ci des yëpp pour régler ko ki yombul parce que assainissement bi moo demandé ay fonds yu mag a mag bien sûr bëgg nañ aussi sécurité parce que insécurité bi moom fépp la waaw insécurité bi fépp la parce que léegi bopp xam nga comme que les rues sont goudronnées léegi waa moto yi ñi yor moto dañuy sillonner à la recherche de ku yor sac wala ku yor kii wala ku yor perruque wala voilà waaw pour këf lu ñu mën a këf dañ koy sillonner léegi parce que les rues sont goudronnées donc sécurité bi moom wax dëgg yàlla toujours ñu woo commandant HLM bi wax dëgg yàlla moo ñu ciy dimbali aussi waaw. xam naa ñu ngi ci njeexantalu émission bi yu bari xëy na. waroon nañ ko mais am nañu aussi beneen doléance politique. kooku nag moom doléance politique la. parce que xam nga wax naa la sànq ci sama exposé ñetti écoles yi ñu ngi tudd Imam Abdou Ndiaye 1 Imam Abdou Ndiaye 2 Imam Abdou Ndiaye 3 waaw Imam Abdou Ndiaye boobu kan la. wax naa la ni mooy sama papa man mooy sama waajur bu góor. mais kon lu indi cerf-volant non cerf-volant bi moom noonu la tuddoon. boobu temps cadastre bi parce que tout simplement booy xool kii bi ça a la forme d'un cerf-volant boo xoolee nii bopp fi mu ne nii ñaari Masalikul Jinaan ak Saint-Pierre. Sainte-Thérèse boo ko xoolee forme cerf-volant la yore ci carte bi boo ko xoolee nii boo jëlee carte bi nii tiim ko nii loolu moo taxoon turu cerf-volant bi am waaw loolu mooy cerf-volant bi waaw école bi aussi ñëw ñu tudd ko cerf-volant man fii laa jànge ba jóge fi dem cours normal Mbour école bi cerf-volant bi waaw fa laa jànge doléance politique bi may am mooy aberration la xam nga loolu sama papa lañ tudde ñetti écoles yi bopp bu ñu ko xamee xam nga lu tax ñu xam bopp dëgg sur le plan international c'est l'équipe féminine de basket ñoom Aya Pouye ñooñu ñoo jël coupe d'Afrique bu basket féminin 5 fois. depuis ban année ba ban année. année yi nag xëy na mënutuma koo teewlu mais li ñu tax ñu xam bopp ñoom ci lañu dañ ci contribuer fu mu nekkoon centre de bopp centre bii moom la ñu tudde léegi Malick Gaye centre Malick Gaye lañ ko tudde léegi waaw benn ONG ko yore mais politique rek moo tax. léegi ñu jël xam nga centre de bopp bi ma lay wax xam nga école Imam Abdou Ndiaye 1 2 3 yi ma lay wax xam nga fu mu bokk Grand Dakar bokkatul Biscuiterie parce que loolu politiciens yee ko fa def. politiciens yee xool rek nu ñu mën a gën kii ak nu ñu war a mën a faloo voilà li ñuy demander solennellement mooy bopp ñetti écoles yi. Masalikul Jinaan loolu yëpp ci Biscuiterie la bokkoon plaidoirie boobu dama bëgg mu sax mu sori ñëpp a yëg ko nañ ñu delloo suñu yëf parce que aberration la parce que man rien ne me prouve que bu ñu tamee ba si yàgg Grand Dakar du ne waaw ñetti écoles yi ñu tuddee Imam Abdou Ndiaye mii mais de Imam Abdou Ndiaye ñun dañu xam ko Imam Abdou Ndiaye dañ koy sensé waaw donc man plaidoirie laay def foofu waaw Biscuiterie ku fi mën ci nekk maire loolu liggéey la bu mu mën a war a mën a xeex c'est la même chose que ñaari tali yi nan ngay xamee yow ñaari tali lan moo ko séparé Grand Dakar ak commune Biscuiterie nan ngay mën a comprendre Grand Dakar jël ñaari tali yépp moo ko moom ci Grand Dakar rek moom ñaari tali la kañ séddale ko na kii jël benn
ñu xam ni lii sa doole bu rafet la waaye benn kii la ki moo jël ñaari voies yëpp ñaari poids yëpp moo fay jël xaalis loolu pour lan la loolu aussi kuy nekk maire Biscuiterie yi liggéey bu mu war a dox la waaw ñaari plaidoirie yooyu laa amoon. balaa ñuy jëm ci message bi nga xam ne moom ngay lancé bu mujj bëggoon nañ xam aussi les dignitaires yu bopp yi. waaw dignitaires yi nag macha allah wax dëgg yàlla ay mag ñu baax ñoo newoon fii bopp sama papa xam ngeen ko mooy imaam Abdou Ndiaye maaye am na Ndooy d'ailleurs imaam Ndooy moom moo ko remplacé bi mu nelawee am na fi nag mag ñoo xam ni ñoom ñoo yanu woon bopp ki ma lay wax Alioune Badara Ndiaye boobu ci la bokk mooy premier délégué de quartier bi ki ma lay wax mooy Alaaji Pierre Ly mooy deuxième délégué de quartier bi mu am nag ñeneen ñoo xam ni ay fonctionnaire la ñu woon ki ñu ci wax mooy Assane Tall Madiagne Diagne ak kanati damay ba ma leen fàtte ñi nelaw laay wax d'abord waaw El Hadji Cheikh Sylla waaw Sidi Alpha Ba ñooñu Moussa Gueye ñooñu dañu nekkoon ay royukaay yoo xam ni kenn mënu leen romb moo tax ñi fi yaroo ñëpp mënuñu rëcc parce que dañu am ay guide am na ci aussi sama papa Aydara ima Aydara mi ñu nelawal fii ka xabroom a ngi fii waaw ñooñu wax dëgg yàlla dañu nankoon quartier bi te nag li ñuy def c'était autour de la mosquée moo tax la mosquée de bopp laa lu xew bopp ñoom ñooy pilier bi mag ñi foofu lañ daan daje fi mu nekk nii nag comme ni nga ko waxee Alaaji Diagne Assane Masson Diop waaw fi mu nekk nii ku ñuy wax Ousmane Dieng wax naa leen ko sànq Ousmane Dieng moom lay àndal nii di dox loolu ñuy dox guddi Ousmane Dieng waaw ñooñu fi mu nekk ñoo fi desagum waaw parce que wax dëgg yàlla ak sunu mag bu xam ni moom vraiment léegi nag dafa mais yaramam moo sutante mooy jéey bu Ricis la dëkk maa ngi fàtte sama papa Arona Tirera Bàcc Diop gis nga ñooñu ñëpp ñooñu dañ doon ay personnalité yoo xam ni ba bopp am na yoo xam ni sax ñeme ñu mu xew fi am na yoo xam ni ñeme ñu woon mu xew fi ndax ñooñu billaahi ñeme ñu woon mu xew fi waaw kenn ñeme ñu ko woon waaw parce que dañuy nit valeur waaw te bopp nag aussi dafa am l'esprit boppois loolu ñi juddoo bopp ba tey ñu ngi ko xam moom la ñu yore moo tax bopp ngay gis amul benn politicien bu mën a ñëw ne maamoom bopp amul politicien amul kenn ñoom ñëpp am nañ fi ay siège commençant Djiboka siège mu ngi fi ba tey Iba Der Thiam Bamba Dièye ñoom ñëpp dañuy wut seen siège dañ koy planter à bopp parce que le bopp waa moo indéfinissable kenn mënu ko libre mani passé na libre buy ndekkee wala muy añe sombeem dina ko añe këram kenn du koy yëg faalewul kenn waaw bopp day xool lu ko doy rek waaw esprit libre d'ailleurs même jeunes yi fi mu nekk nii moom la ñu am ñi juddoo bopp laa wax nag parce que nag aussi ñi rax léegi dafa bari macha allah parce que ñu ci voilà kër yu bari nelaw nañu si borom kër yi nelaw nañu kër yu bari aussi jaay nañ leen te ñu leen jaay ay doxandéem lañu yu ñëw rek ñu ngi ci sunu biir
waaw mais nag ñi juddoo bopp ba tey d'ailleurs ñu am nañu benn panel ñu ngeex seen benn panel waaw panel bi wax dëgg yàlla panel bu am solo la parce que lu xew bopp ñu ngi ci panel bi da ngay lire chaque jour di nga lire 100 messages waaw alors donc fu ñu man sama daf may dimbali bu baax parce que balaa may tëdd foog ma lire panel bi yëpp pour xool lu xew parce que du xëy na ma sama âge mayetuma may nekk fu ne donc li ñuy wax ak ay photo yëpp lañ ciy dugal donc je suis au courant li xew ci quartier bi def na ma dimbali trop. am na solo waxtaan bi amoon na solo lool macha allah bëggoon nañ xam aussi ban message ngay lancé aux politiques surtout que ñu ngi jëm ci ay élections yi nga xam ne yàggatul weer bii lañu ñëw. c'est ça ñu ngi commencé kii bi avant parce que politique yi gars ñoom ñëpp sax ñëw nañ fi parce que 6 candidats la ñu am 6 candidats yëpp ñëw nañ seet si Maman wax dëgg yàlla te nag aussi comme ni ma koy waxee sama chef délégué parce que man commune bi les 21 quartiers commune bi 21 quartiers la man lañ def président man maay seen président ñun ñu ngi réunion le 2e dimanche de chaque mois à la mairie waaw politiciens yi nag li ma leen di wax mooy li may wax sama délégué de quartier yi rek ñoom biscuiterie leen ñor li ñu bëgg mooy lan biscuiterie yi nekk commune bi gën ñi nekk ci biscuiterie yi seen environnement seen yi yëpp wax dëgg yàlla amélioré wu ba nga xam ni seen vie dina baax dinañ mën a jaamu yàlla dinañ nekk en paix am seen sutura ma leen di wax rek ñoom nag 6 yëpp laay wax nag. léegi sax daana xam naa ñu 6 a fi ñëw. ndax ñu fi ñëw nga rek nga mën a. xam waaw ñoom mat nañu 9. ah 9 lañu. tu vois man ñett ñooñu kon am na ñett ñu ma gisagul. waaw man ñi dama ne wax rek xam comme campagne baa ngi commencé nu mu tudd le 8 lay commencé kii bi nu mu tuddati campagne bi waaw le 8 la ba le 22 donc ba le 21 parce que 22 day nekk repos li ma leen di wax daal mooy ñoom 9 yooyu ñoom ils vont se retrouver dans le conseil municipal quel que soit Alpha nañ dégg bu baax li ma leen di wax kon li ñu nar a doxal na rafet parce que bu rafetulee bu ñu dajee parce que nag dañuy daje parce que ki ñuy fal nañ ko mais ñeneen ñi aussi du tere dañuy am ay conseillers municipaux ci biir suivant leur quota suivant leur proportion donc ñoomi nee na ñu ni neen la donc nañ ko rafetal ba nga xam ni bu ñu dajee ca conseil municipal ba dinañ mën a liggéeyal Biscuiterie parce que buñ ci defee leneen buñ fa dajee du ñu liggéeyal Biscuiterie waaw bu fekkee nag Biscuiterie doo nga leen ñor te muy dëgg ci ñoom nañ ko rafetal waaw message baa ngi noonu. jërëjëf ñu ñëwoon tey ci comme ni nga ko gisee nii muy seen émission na woon démb wax nañ ci wax yu am solo télé bi aussi yàggul di télé communautaire vraiment bëgg a indi pierre à l'édifice am ci commune bi ci plan yëpp pour développer ko kooku aussi ban message nga ci lancer. waaw lii moom dafay lu baax parce que léegi ku defarul sa bopp doo am dara yéen ñii macha allah dañ leen di ñaanal rek dafa mel ne aussi am na ay organismes yu bari yu fi nekk comme RABEC comme les 3C ñooñu wax macha allah li ñuy def ci Biscuiterie bii bëgg nañ Biscuiterie jóg te nag lii day tax rek Biscuiterie naat day tax Biscuiterie ñi xam parce que nag bu la kenn nax àddina lii trésor dëgg communication la ki am communication kooku dong moo mën a wax moo mën a décider ku xamul doo décider waaw donc communication bii ngeen di yee nit ñi mais macha allah lii yàlla na jëm kaw yàlla na jëm kaw waaw seen télé bii yàlla na ful ba waxuma la Biscuiterie rek
mais Ndakaaru waxuma la Ndakaaru rek mais Sénégal gépp ngeen kii ko macha allah macha allah. kontaan nañ papa di la ñaanal yow ak ñi ngi fi lim ñëpp ñi nga xam ne seen yaram sutante na aussi sunu borom fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen yite di la ñaanal wérgu yaram ak fan yu gudd bàyyi leen sunu kanam ba ñu ñëwaat fi ci yeneen waxtaan ndaxte am na lu ñu war a mën a yaatal lu bari waaw xëy na nag waxtu bi moom moo ñu xoj ñu ngi lay sant aussi ñu ngi lay sant encore une fois vraiment kontaan nañ bu baax mu nekkoon seen émission na woon démb ñu dalaloon ci sunu papa ji di Birane Ndiaye dëkk fii di ci bopp di président délégué de quartier yi yu 21 quartier yëpp macha allah xam naa ne dañ leen di dig daje ba beneen ci yeneen ndaanaan yeneen mag yeneen délégué de quartier yeneen ak yeneen incha allahu rabbi jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax. jërëjëf macha allah jërë ngeen jëf. Como estamos acá,